asalaamaaleykum wa rahmatullah sama mbokku jullit yi sama mbokku taalibe yi waaw seen mbokku taalibe moo dellu si waat waaw ñuy eggalee waxtaan si yonent bi salallaahu alayhi wa sallam sang bu mag boobu ak saxaaba yu àndaloon yonent bi salallaahu alayhi wa sallam waaw di jéggalu nag loolu si lu ñu taxaw lu yàgg dafa ñu ay waxtaan waaw dañ doon noppaliku rek waaw di dallu tuuti looloo tax moo waral ñu toog lu bari weer sax mën na weer defuñu waxtaan waaw mbokk yi ñu ngi tijjee tey waxtaan bi si turu bisimillahi rahmaani rahim waaw di koy tijjee nag ak soppite yu bees yu am si waxtaan yu may waaj a tàmbali si ajjuma bu nekk si ñu àndanoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si sahaaba yu àndaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak si nitu yàlla yu fi jaaroon mujaddid yu fi jaaroon voilà imam yu fi jaaroon voilà loolu daf ñuy permettre taarix ñu xam suñu diine l'islam xam histoire yi nan la demee xam événement yi nan la demee loolu daf ñuy yokk sopp rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sopp jàmbaar yooyu doon ànd ak moom waaw mbokk yi xam naa format bi léegi 10 minutes lay def waaw dama ko bëgg a di gàttal rek ñu koy def 10 minutes parce que jamono ji jot moo amatul waaw te 10 minutes on passe à l'essentiel waaw ñu gàttal ko rek def ko format bu nga xam ne 10 minutes lay durer waaw mbokk yi la dernière fois def naa benn introduction si dundu Seydina Omar amiral muminin waaw kooku saxaaba bu nga xam ne loolu danañ ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk la tamit si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ku ñu gërëm la woon ku yonent bokk na si fukki saxaaba yu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm na leen bàyyi na seen tur waaw ne ñii ay nitu àjjana lañu yàlla bëgg na si ñoom man rasulullahi bëgg naa si ñoom waaw jàmbaaru lislaam boobu la ñu tijjee tey suñu waxtaan waaw parce que moom dafa def lu xam ne kenn defu ko waaw taxawu na Seydina Aboubacar Sadiq bañ falam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wóolu woon na ko waaye ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàccee liggéey moom taxawu na Aboubacar Sadiq daanaka sax reñu Aboubacar Sadiq mënuñu woon gis Aboubacar Sadiq te mësuñu gis Omar si wët Seydina Omar si wëtam noonu la nekk ak Aboubacar Sadiq ba Aboubacar Sadiq ni muy wàccee liggéey waaw ne moo ko fal Aboubacar Sadiq balaa muy wàcc liggéey moo fal Seydina Omar nag ba mu toogee si xilaafa bi toog na si fukki at si xilaafa julliti yóbbu lislaam foo xam ni kenn musu fa lislaam musu fa egg te nee nañu si dundam ñeenti yoon la dem Syrie voilà dinañ ko gis ba mu nangoo ba mu toogee si xilaafa bi fukki at yi benn yoon la génn Médine muy benn yoon te Jérusalem la dem parce que lu waral sax génn boobu jàmbaaru l'islam boobu benn voyage la def ci 10 ans yi voilà ba ñu nangoo Damas ba ñu nangoo Pella ba ñu nangoo Homs ak ba ñu nangoo Yarmouk la bataille de Yarmouk waaw bataille boobu moom naa ci dikk voilà ak commandant yu mu àndaloon ak gouverneur yu mu amoon voilà ci la ba ñu nangoo Jérusalem ci la benn xaritam benn conseiller benn juif bu ñu tuddee Kab ibn Ahbar voilà kooku juif la moo ko xelal ni ko demal Jérusalem parce que Jérusalem ay juif doo nga fa dëkkoon voilà te juif yooyu dañ leen sonnaloon voilà ba Seydina Omar nangoo ne dafay dem seeti leen régler reddition lu tubaab bi naan reddition xool ak ñoom seen nekkinu juif yooyu nan lay demee ak nekkinu chrétien yu mu fay fekk nan la demee parce que chrétien yu fa nekkoon dañaa yàgg noot juif yu fa nekkoon ba ñoom ñuy woo te wàllu voilà te ñoom bind nañ ci seen téere ne ku leen di libéré Faaruq lay doon al Faaruq moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu tuddee Seydina Omar al Faaruq waaw problème mu juif Jérusalem yooyu nan la demee parce que c'est important ñu xam contexte bi balaa ñuy dugg ci dundu Seydina Omar surtout contexte lu ma bëgg a indi tey mooy wàccu liggéeyu Seydina Omar martyr la wàccee liggéey julli fajar lañ ko assassiné mercredi 3 novembre 644 voilà barki démb même date bi la mercredi même jour bi mercredi 3 novembre 2021 ñu ngi ko denc le lendemain en martyr ci ndigalu soxna Aïcha mu ni suweem mooy ñu denc ko ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba Aïcha nangul ko loolu parce que terrain buñ ko denc aujourd'hui moom ak Seydina Aboubacar Sadiq ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii Médine këru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ leen denc ñoom ñëpp
tey ji nag ba ñu agrandir mosquée bi voilà si la tombeau yooyu ñetti tombeau yooyu dugg si biir mosquée bi waaw dinañ ñëw tamit si événement agrandissement mosquée boobu kan moo ko def ak contexte bi nan la demee voilà yooyu yëpp dinañ ci ñëw si waxtaanu jaar-jaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam surtout si jaar-jaaru Aboubacar Saddiq voilà kooku dinañ ñëw tamit nekk du xalifa Aboubacar Saddiq waaw contexte bi noonu la demee noonu la wàccee liggéey Seydina Omar mais contexte yu juif yu nekkoon Jérusalem symbole la woon ba Omar nangoo Jérusalem parce que ba mu ko nangoo si la ñu tabax mosquée tey ji mu nekk si Dôme de Rocher mosquée bu nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu la riñaatoon dem seeti Beytil Maqdis dem seeti suñu borom emplacement boobu exact la Omar ñëw tabax tey benn mosquée te si ndigalu dafa laaj waa dëkk bi laaj xaritam bi Kab ibn Ahbar téye leen turam kooku dinañ ci ñëwaat lu yàgg lu gudd sax si dundu Seydina Omar am na ñu nga xam ne dañ doon ànd ak Seydina Omar xalifa mi ak commandant mi ak gouverneur mi ñeent ñooñu il faut que ñu téye leen pour ñu mun a xam histoire ñooñu nu mu demee saxaaba yooyu àndaloon ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen tur day ñëw si dundu Aboubacar Saddiq te seen tur day ñëw tamit si dundu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam voilà juifu Jérusalem yooyu voilà ñoom dafa am benn temple bu nekkoon Jérusalem bu Salomon defaroon seen Salomon yanant juif la mooy Souleymane yanant la si juif yi waaw yanant la tamit si jullit yi moom reconnaître nañ ko comme yanant voilà temple 70 boobu la ñu détruire en 70 ji nga Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwagul sax en 70 lañ ko détruire ñu defaat beneen deuxième révolte en 135 voilà mais révolte yooyu yëpp jurul dara ba nu l'empire romain ñëw nag christianiser leen sonn leen juif yooyu bañ voilà si la ñu nag tabax Saint-Sulpice mooy tey église bu nekk tey Jérusalem chrétiens yi ñoo ko tabax ba 629 fekk na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam voilà juif yooyu nag dafa am benn empire byzantin bu tudd Héraclius voilà roi Héraclius moo s'emparé Jérusalem voilà noot juif yi sonnal leen teg ay lois yu nga xam ni sonal trop juif yi voilà même année boobu novembre 629 Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi mëne bataille de Mowata ak l'empire byzantin voilà bataille boobu nag défaite la fa jëlee bataille boobu la si la jullit yu bëri wàcc liggéey saxaaba yu bëri wàcc liggéey si la Jaafar mbagu Seydina Alioune wàcc liggéey mbokk si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si la Zayd ibn Harisa doomu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doomu adoptif Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc liggéey si la Abdallah ibn Rawaya wàcc liggéey kooku poète la woon si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour wax leen nag bataille bi contre l'empire byzantin Mouata boobu si novembre 629 Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko perdre waaye njaraw lapp Seydina Omar ba mu ñëwee delloowaat jullit yi voilà seen victoire bu ñu raté woon dundu temps Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 5 siècles lañ ci teg après rek Seydina Omar ba mu faloo nekk xalifa si la daaneel Jérusalem waaw sortie boobu rek la ñu xam si Seydina Omar durant reñam 10 ans yi benn génn la génn Médine muy sortie boobu waaye léegi dañuy ñëw nag waxtaan si lu ñu fi indi tey mooy wàccu liggéey Seydina Omar assassinat bi nan la demee pour ñu xam ko 2 minutes moo si def ñu jeexal ko ñu wax contexte bi dinañ ñëw la prochaine fois nag dugg nag si détail bi nan lañ ko poignardé si mosquée bi julli fajar waaw dafa am benn commande gouverneur bu tudd Mughira ibn Shuba moom moo doon gouverneur Koufa voilà Koufa empire bi dañaa gagné benn bataille de Nawavan la Seydina Omar gagné ci bataille boobu nag dañaa jàpp ay esclave benn esclave mu ngi ci woon bu tudd Fayrouz voilà ku aay la woon ku multitâche la woon forgeron la woon ébéniste la woon maçon la woon peintre la woon voilà yooyu yëpp la dajale woon jàmbaare ba nga xam ne gouverneur bi nag jël ko esclave parallèlement Omar dafa joxoon ndigal ne Seydina Omar dafa joxoon ndigal ne benn perse bu mu dugg Médine voilà gouverneur boobu nag moo topp Seydina Omar di koy wax ni jàmbaaru waajooju ba Seydina Omar nangu nekk jox ko autorisation pour que moom mu mun a dugg Médine mais da ngay di gis ni loolu yëpp lu si Omar julli woon dafa niroog moom dafa gisoon ni ku ko nar a faagaagal perse lay doon voilà waaye ba kooku duggee biir Médine Omar jox ko autorisation voilà moom dafa amoon succès Médine voilà Fayrouz dafa amoon succès Médine artisan yi ñëpp di rang ci buntam ñëpp ba mu dem ba am nag tour biir Médine voilà ba mu amee tour nag si la
doon am benn problème bu ndaw ak ku ko moomoon muy Mughira ne ko day verser voilà mbokk yi 10 minutes jot na waaw ñu yemal ko fii nag ñu yemal ko ci stade bi ba beneen yoon incha allah ñu xuus nag ba dugg ba ñu ñëwee ba moom nu muy faagaagalee Seydina Omar salaamaaleykum wa rahmatullah bu leen ma fàtte ci ñaan jërëjëf mbokk